lamb ji nag du jàll en direct ci benn télévision par système pay-per-view ngeen koy mën a seetaan ci www.lambdiaspora.com. nan ngeen di jëndee seen code yéen ñi nekk bitim réew système carte bancaire ngeen di jëndee code moo xam carte Visa la Mastercard wala beneen xeetu carte bu mu mënti doon ngeen topp tegtal yi ñu leen di jox. Boy Niang 2 Tapha Tine le 19 décembre 2021 fii ci arène nationale ak Leewtoo production. asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi gannaaw bañ leen nuyoo di leen ziar di leen baalu àq te di leen baal di bëggee képp koo xamante ne ñuy suivre sur Kewel Info kon niñ koy defee à chaque fois jotaay lamb nag tey ñu déplacé wu ñëw fii si Médina rue 7 angle 6 noonu la angle 6 ñu seet si koo xamante ne ndaanaan la kon ni ñu wax rek nee naa leen ñun ay nga daan ñàkk daan yooyu yëpp parce que dañ naan sport la rek su jeexee jeex na di féliciter nag ki nga xamante ne moom mooy suñu papa Khadim Samb ci journée démbam bi muy ñaar ndéem production di ko ñaanal yàlla xam nga lépp lu muy dugg mu am réussite ndax ku baax la waaye yaatal presse bi ba bëgg a dee di féliciter nag ki nga xamante ne moom mooy ñàkk jariñu ñu ngi koy féliciter bu baax a baax ci combat bi di ko ñaanal yàlla victoire bi jikko ci barke Seydina Mohamed di encourager nag ki nga xamante ne moom mooy kéwal mi ñu seet si fii waaw mu nekk koo xamante ni kon li ma wax rek champion la yor esprit champion nekk na koo xamante ni muy victoire ak défaite la yemale te li ñuy wax rek làmb dafa toll moment boo xamante ni tey ku daanu rek da ngay toogaat say mbokk xool nekk defaruwaat ndax ba mu jógee ci Modja dem na ci Sunjata wane fa jom ak fulla ak fayda moo tax tey mu bëre ki nga xamante ni moom mooy ñàkk jariñu dañ koy bàyyi nag mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi décortiquer li nga xamante ne moom mooy combat bi chute bi ñu ngi ñëw sax fekk kook loxo bi xam nga maa ngi koy tooñ mais liñ naan rek ci cadre sport ndeysaan boo waxee mu ne ci cadre sport la bokk dañ koy bàyyi mu nuyoo mbër maa ngi lay nuyu. Fatima maa ngi lay fay ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci yonent bi ñooy sant suñu ñaari waajur di sant Sénégal yëpp di ñaan jàmm yàgg fi waaw di sant sama gars yi toog yëpp waaw. di leen masawu ci li xew demb parce que dañ jógoon pour am yàlla xañ nu quoi moo tax dañ ciy sant yàlla bu baax a baax waaw di masawu nag ñi nga xamante ni ñooy supporters yi Kewel yi yëpp doon ko ñaanal ndam maa ngi leen di masawu métti na torop nag mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam quoi oui. nuyoo bi am na solo mais Kewel dañuy ñëwaat ci ginnaaw combat bi ñaata at la taxaw ndax tey bu ñu nee ñaata at Covid bi. dafa jël wàllam. sama juumul avant Covid bi la combat bi taxawoon. waaw yàgg na moom man xam nga dama xaw da kii du ma jàpp ay at yeeg yooyu mais yàgg na daal avant kii kooru daaw. waaw avant kooru daaw la taxaw ba ñu waroon a bëre le 7 février. après affaire bi Covid bi ñëwaat yàq ko xam nga ñu préparé waat bëre waat ko le 12 décembre bi kon mën naa ne daal bu dul atit jege na ko daal. waaw mais le 7 février boobu noonu la ñuy taxaw. ndax gis nañu combat bi ba mu desee suma juuma ay une semaine lañ renvoyé waat combat bi. waaw une semaine lañ ko renvoyé. mu demee ba des ay une semaine xaw ma non ay war na des 15 jours wala une semaine rek. ci diggante boobu daal la. ci lañ ko kiyewaat. léegi renvoi bi nan la ñëwee. renvoi bi dañu toog pare def li ñu war a def yëpp après ñu toog ba mu yàgg gaay ne Covid bi amatina kaa yi yokku na xam affaire yooyu ñu annulé ko te boobu sax fekk ne yeneen lamb waroon naa am mais bi ñooñu toogee bëriwuñu ku ci mel ni Bour Sine waroon naa bëre sax mais bëriwul. waaw moom mobile bi ñooñu demee nag bëriwuñu nag ñun ci la ñu xam ne après duñu bëri man ci lal ma saal ba wooy sama ménagère ne ma lam ji gars yi kii nañu ko quoi annulé nañu ko. oui muy xaw na métti daal métti na méttiwul rek. léegi métti na ci cadre ba. non cadre pare xam nga pare itam li nga yor lépp nga def ko ci combat entraîné toog def lépp sa waay bëre woo nar a delluwaat seer loolu neexut waaw. après depuis loolu promoteur bi doole loon na leen. promoteur bi moom père Khadim man dama koy sant di ko gërëm sama papa la waaw sama père la mais nag doole wu ñu dara quoi mais xam nga ñun moom ay Baay Faal la ñu ko waa te itam xëy na lu mu gàtt am na ñoo xamante ni dina yëkkat seen wéccet du ñu ko jox. waaw mais nag affaire bi moom lu waay mën di wax lu dul moom combat bi moom métti na ci wàllu préparation bi moom. waaw métti na ci trop. métti na ci trop. waaw. ñu ñëw si ñàkk jariñu
amoon nañ yeneen adversaires yi ñu la doon proposé. que ñàkk jariñu lan moo taxoon nga jël ñàkk jariñu sa choix la woon wala combat bi mënu woon ñàkk wala nekkul woon sa choix lan moo taxoon ñàkk. non Moustapha Gueye moom xam nga nee na góor boo méttee 85 kilos kenn waratu laa man foofu laa ko teg moo tax bu ñu ma proposé tànnuma ñàkk jëriñu de nee na moom dama ko doon topp affaire yooyu mais tànnuma ko de. daa ne da ko doon topp de. tànnuma ko da cee bokk rek ñu boole waale ko ci mais man am na beneen mbër bu ñu ma waxaloon ba ñu waxaale ba d'accord. kooku delloo avance. ban mbër la. non kooku jarul may tudd turam. waaw mais mos naa dugg écrit Bawol. waaw jëlee na fa defet. mos naa dugg écrit Bawol mos naa dugg waaw. jarul nag may tudd turam mbër bu mag la. mbër bu mag la waaw. après ci la ñu waxaat ak beneen mbër sottiwul. xaw ma nu ñu def bool lu xat yi ñàkk jëriñ wax ak moom. man boobu nee naa leen man maay toog rek ku ñëw baax na parce que danaa leen kenn mënuma ku ñëw baax na waaw. après ñàkk jariñu moom mi ngi wax ci waxam nee na yow da nga ko topp da nga mës a dëkk ñàkk jariñu. ñàkk jëriñu moom carrément mos naa koo dëkk mais loola yàgg na loola Thiès lamb boobu Thiès laa bëre woon maag benn mbër bu tudd Sowal Mbin maag bu Thiès ma ko daanee foofa dëkk naa fa ñàkk jëriñu mais loola yàgg na waaw. après ñàkk jëriñu ma ko dëkkee itam dama ko war a dëkk waaw parce que garab ci kaw lay fekkante moo ma jiitu ci lamb ma ñëw def samay prof ñëw dab ko ci lamb kon bu ma ko dëkkee dama ko war a dëkk waaw mbër mu nekk ku ñuy dëkk da ngaa war a sant yàlla sax man bu ma sañoon sax su ñu may dëkk ku deful dara duñ la dëkk te man mi mun dama koy dëkk bu ma deful woon dara du ma ko dëkk waaw lamb moo ñu boole woon rek bu ma bérewul nag moom it béree keneen rek waaw. ñu ñëw ba tey si ñàkk dañuy ñëw très rapidement ci combat bi. ñu gis ni franchement indi nga état ndax gars yi dañ laa gis ñëpp nekkewul liggéey na sa wàllu préparation nan la demee woon. waaw préparation bi moom wax dëgg fa yàlla moom bu ma la waxee dëgg rek pare naa combat bi nu ma mosul pare combat. combat bu ma intéressé woon mooy combat bii waaw. daf ma jaraloon ma dem lelu am fu ma nekk di entraînement kese ngir boog bu ma ñëwee jëflanteeg moom waaw mais nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam mais pare naa ko comme nu ma mosul pare combat daal def naa ci lool mosuma koo def amoon ci yaakaar trop waaw combat bi amoon naa ci yaakaar trop mais nag xëy na noonu la ko yàlla dogale woon maa ngi koy ñaanal victoire bi jiit ko man itam di ñaan yàlla defet nag mënul ñàkk mais maa ngi ñaan yàlla muy soree waaw. am na solo ñu gis ci combat bi maa ngi la koy wax léegi. tu étais trop confiant. Keweul mu mel ne comme si dañ la gëmloo ni yaa mën ñaq te ñaq nekk na koo xamante ni moom c'est que day jox jour bés ba mu mat gis nañ ko doole tamit ina doole. gars yi naan dafa sax volume que ni est-ce que kii bi du ko nu mu tudd poids bi tamit mais ñu gis ni yow da nga koo joxul cër lan moo tax joxoo cër ñaq. non jox naa ko cër man noonu laay bëree man ku taxaw sama kanam da nga war a taxaw ñu xeex bëre mu jeex waaw man saa bu ma bëree mu yàgg xamal ne ki may bëreel xëy na daa deful dara rek ñaq sax combat boo gisee mu gaaw dafa xaw a déggal boppam tuuti loolu tax man aw man ne fi di xaar ak yooyu noonu loolu tax ma ñëw bëree noonu ak li ma liggéey gëm li ma liggéey moo tax ma ñëw bëree noonu waaw. ñu naan naagu moo tax nga daanu. non naagu daanewuma parce que moom li ma daane def na ma sax lu gën a garaaw loolu te daanuwuma waaw action bi mu ma def ba daan ma ci def na ma ko ñaari yoon xaw ma ñetti yoon te daanu ma ci bi ma ciy daan yàllaa tuddoon ne del ma ciy daan mais mosuma xalaat ne sax loolu man mën na maa daan mosuma cee daanu ci àddina waaw affaire bu ma jaaxal la nag mais lépp ñu ngi ciy sant yàlla rek waaw. sa côté mystique gis nañ ni li ngeen di bari na ci côté mystique bi lan moo waral loolu ndax bëri nga ak Soundiata. gars yi naan foogul luñ la for soo jumul da nga ñuy loon. waaw tey après fekk da nga jóge si Modja ñëw si Soundiata tey combat ak ñàkk ñu bari doon am fuñ la doon xaaree bien vrai que ni gis nañ ñu bëri nga macha allah mais est-ce que tey sa combat ak ñàkk lan moo la pénaliser maa ngi naan la confiance bi nga ne du confiance bi mais affaire bi fan la nekkee. affaire bi ci yàlla la jóge rek ndogalu yàlla daal la moo ñëw rek waaw
mystique ak lépp man andi naa mystique moom andi na mystique parce que non li mu andi li gisoo li mu andi moom. yow yaa ngi ñàkk ku njëkk a pare. ku njëkk a pare fa. ñàkk est-ce que taxul dina xaar. non tuuti la rek mais ñoo yem rek ñun ñëpp a pare ci mystique parce que it combat bi dafa yàgg. waaw combat moom bu yàggee moom bu ngeen ñëwee dañoo war a ku parewul rek dañoo war a xam ne yow liggéeyoo war ngaa liggéey doole war ngaa andi lépp def li la war a boo amee nag xam ne am nga boo ñàkkee xam ne ñàkk nga mais man moom lu may wax ci signature wala lu may liyee noonu laay bëree man aw ma wax signature pour samay supporters kontaan wala ma leen di wax lu leen neex li ne ci man rek laay wax moo tax ma ñëw dëggal sama bu bëree noonu waaw. Keweul nga def ñaata combat. waaw bii moo doon 19 combat bi nag. incha allah 19 combat. waaw. ñaata défaite. bii mooy 4 défaite. ñaata victoire. 15 victoire la xam nga. macha allah. waaw. ñu gis ne dama siy ñëwaat. combat yi ñu ne gënoon a yaakaar Keweul da koo ñàkk. sa combat ak Modja gis nañ nu mu demee. nga ñëw rattrapé waat ci Sunjata nga nul ak moom ñu bari ne da nga bañoon défaite ndax ci fi nga jóge nga ñëwaat ci ki nga xamante ne moom mooy ñàkk jariñu comme par exemple fi ngay dem ba tey dafa am lu des lan moo tax ci côté duñ ne sax ci côté mystique bi mais ci côté bëre bi la wala ci côté lan la parce que fi la gars yi doon xaar ba tey gisaguñ fi Keweul. waaw lamb ji moom loo gis moom bu jotee rek day yomb waaw am na ay mbër yu mag yu ma fi gën a doon ay mbër gënuñu maa dooni mbër sax dañu maa jiitu ñuy tegale nañu fi ay ñaari niil ñuy tegale fi lu ne kon man bu ma ci nekkee itam mu demee comme nii itam damay sant yàlla te xam ne li ne ci sama kanam sax mun naa ne moo ëpp li ma passé waaw man yàgg na maa gagné combat soog waaw combat soog moom ci gagné ko laa dëkk xëy na nag booy gagné du ñu compter mais bés boo ñàkkee ñu compter waaw loolu la quoi. léegi dañuy ñëw ci bëre bi ba arbitre bi sifflé gis nañ ni ngeen def ay déplacement di ñëw ci saako yi te pare yow Keweul ñëpp xam nañ ni xeexkat nga mais bëre bi lan moo tax nangu woo woon bëre bi nga focaliser wu ci xeex bi lan moo tax da nga bëggoon ñàkk jaru dañ ne la daa tapet la wala dañ ne la sa sëriñ bi dana la ci dóor lay jeexee wala lan moo tax nga focaliser dóor yi da à un moment donné da nga ne ba sonn sax. non man moom wax dëggu naa boo gisee ni ma ñëwee yow gisoo takkuma la pataake lu wane ne damay xeex takkuma dara safal mi bi ñuy dem bi ñu xëyee ci suba gi xam nga lan laa ko wax dama ko ne waa ji damay mbapat ak moom tey du ma sama loxo du jóg waaw mais bi ñu ñëwee ci lam ji nag xam nga ci la ma gars yi ne ma gan gi nag li nga bëgg a def il faut nga xeex ak moom ba pare soog a bëre ak moom. kon conseil nga bëre. waaw man sama kalkinu bopp barke Seydina Mohamed sama loxo nar doon a jóg dama bëggoon a ñëw mbapat ak moom kii yaa ngi nii toog du ma bàyyi may fen ma xëy suba gi loolu laa ko wax takkuma dara pour bëgg a bëre ak moom gars yi ne ma nag waa ji faw nga xeex ak moom. lan moo tax ñu ne la foog nga xeex ak moom. non xëy na ñoo ko gis te itam xam nga itam lambit boo ci nee am ñu ne ci sa ginnaaw xam nga wax la yéen wax yi itam boo ko demeewul bu ci leneen amee dañ naan sa waay doo ko wax lu mu def. loolu moo tax ma ñëw bëgg a xeex ak moom ba mu foog ne damay xeex nag ma doog a ñëw andi bëre bi mais xeex bi sax naru ma woon koo def man moom ñaari yëpp laay def bu ci jëkk rek ma def ko mais bu bii jiitoo it bii dee ñëw wala bii jiitu bii ñëw rek xëy na xeex bi daa jiitu rek mais barke Seydina Mohamed bëre laa gën a mën ni xeex waaw. sa adversaire est-ce que xam nga ko parce que dama ko seeti moom wax na ko. ndax seeti naa la seeti naa ko mais moom dafa da nga ko umpale te moom dafa la xam. waaw non loolu lépp waxi mbër la rek waxi mbër dong la du dara ñax moom ni ma xamee dong laa ko xamee rek. loo xamante ne su ma da ko wax da nga xam ki ngay bëreel dafa nekk du tapet. waaw ndax xeex nga ak moom xam nga moom fexe na ba génn ci xeex bi bëri ak yow ndax su ma juumul làmb ji ci bëre la jeexee. waaw ci bëre la jeexee waaw. déggoo li ma la wax ci bëre la jeexee moom ma daan noonu tey ku koo xam ne nii man maa ko ëpp doole sax mën na koo daan moom yaa ngi dégg parce que daan moom du question ko koo daan yaa ko mën waaw man am na ñoo xam ne nii ci bëre lañ ma daane am na ñoon ci bëre laa leen daane mais ñi ma daan mënuma leen ñi ma daan mënuñu ma nit nag mën na laa fekk sax sa action daan la ci par erreur waaw loolu day am
mais du caageen koo daan wala dara rek den koo mën wala affaire yooyu man jéemuma loolu parce que affaire bi bu doonoon ñaar wala ñett mais ni mu doon benn moo tax kenn mën da xam koo mën ak koo mënut waaw. ban erreur nga def ci combat bi. erreur bi ma def mooy sama droite bi ma ko sànni. da koo sànni droite bi ma ko sànni moo tax songam bi mu mën a ñëw normal. waaw te bi ma koy sànni sama loxo bi dafa yéex ni ma ko tiré dafa yéex amul rapidité. waaw yàlla rek a ma tiim nag mais combat bi mu desee ay 4 jours xaw ma 5 dama cee am blessure épaule bu métti chaque jour moom laa doon xalaat naan lii nan laay ciy def ba bëre affaire yooyu. épaule bi barke Seydouna Mohamed. xam nga ma ne nag combat bi yàgg na métti na waaj mi lii boo fi ne di ko jàmbatit gars yi bu ñu ko déggee combat bi mën naa yàqu wala leneen ma jéngu ko noonu. non defuma ci dara sama benn maire moo ma doon jox ay affaire rek ma ko ci def affaire yooyu métit bi calme quoi suuru combat bi sama kii ma lay wax ni safal mi moo ma jëndal ay comprimé pharmacie pour mën naan ko métit bi mën a taxaw mu mën a bëre non dem ma fenn combat bi bëgguma mu yàqu parce que man bu yàqoo man damay perte sax bëre daan wala ma daanu sax moo ma gënal mu yàqu pour ma taqale ko moom rek laa bëgg waaw problème boobu nag moom xalaatoon naa ko ci trop sama épaule boobu. kon daal dama doon dem mais amoo confiance sa bopp. non loolu moo gën na tax ma bëgg a parafitoo bi rek moom. waaw mais métit bi nag dafa calmé woon mais ci biir bëre bi daf man ndengeñ bi man ndengeñaatee nag affaire bi dafa yéex bu ma ko bëggee joow are nag sama loxo bi dafa yéex quoi ni ma ko tiiree dafa yéex. looloo tax sàcc bi ma sàcc mu àgg si normal. mais bul woon loolu moom mën naa gën a neex noonu daal. kon blessure bi da cee joué. barke Seydina non blessure bi moom wax dëgg yàlla am na lu ma yàqal quoi. ba tey sama loxo droite bi booy xool jàppul sax ci loxo ci ngembu sa waay benn yoon gauche rek laa téye ñàkk li bëre bi métti gauche laa ko téye gaa nag jóom naa ko ci forcé naa ko ci door ko ci ay coup ak lépp mais loolu lépp teew damaa jéngu rek. mais blessement bu métti laa ci bëre waale ak moom yàlla rek a ma tax di wax man salteelu ma victoire am wala dara daan na ma jël bu leer nañ maa ngi ñaan yàlla mu jig ko waaw mais teew li ne ci man laay wax man moom du ma pare combat ba mu des ay 4 jours wala yooyu xam nga ay affaire yu ndaw di ko yàq du question saltel victoire wala dara lool rek la waaw. gis nañ tamit sa loxo bi fii néew. voilà lu baar koy wax sànq. waaw lii ci avant la wala après. lii ci bi ñu mbitaawee noonu bi mu demee ci ardo bi boobu bi mu demee ci ardo bi la. ci la sama baaraam bii rax. mooy baaraam bi waaw mais da ngeen demee nii ci ardo bi. bi mu taxawee ci ardo bi noonu boo xoolee image bi benn kii sax maa ngi ko naa nii di ko jéem a lii mais dama ko dóor ci bopp bi nag xam naa loolu la waaye bopp bi daa rëy. fii la waaw baaraam bii la. bopp bi daa rëy. waaw sa waay bopp bi daa wow de. sa bopp bi daa bi ma ci loolu moo ma rax. billaay walaay mais nag loolu lépp ak lamba an raq ak dam ak yooyu yëpp amul benn problème daan na ma maa ngi koy félicité di ko ñaanal mu jig ko di ñaan yàlla samay defet sore trop waaw te yem fi non yem sax moom wax dëgg yàlla ku ne ci lam moom te ne di ñaan lu naan samay defet yem fi ah yàlla day mooy lii mais man daal li may ñaan mooy na sore lool waaw na sore lool waaw pour yéen ñuy suivre sur Kewel Info ñu dalal ki nga xamante ni moom mooy Kewel gannaaw ba mu bëree combat am ak ki nga xamante ni moom mooy ñàkk jariñu kon li may wax rek esprit sportif la yor ndax bu ko neexoon sax moo di def interview bi mais man dama sonle dama laqale dama ko woo yàlla xam ne laaj ma ko aviam dama ne ko maa ngi ñëw rek mu ne ma ñëwal mais Kewel gannaaw ba nga bëree ak ñàkk jariñu ba pare Kewel foo jëm bien vrai que daanu nga kon li ma wax rek indi nga état physique bëri nga mais li ñu naan làmb moom il faut kenn mooy dem kenn toog léegi da ngay may booy ndax am na ay combat ñu la doon wax dépp man seet si woon naa la. ñëw wax la ay qualifié de ñu ngi fi ay Jackson booy yooyu ñu ngi fi est-ce que tey bu la promoteur seetsee da ngay àggali wala da ngay dem ci kaw pour kii may réponse. qualifié de man. men. qualifié bëri nañu pare di wala dañuy bëri waat. est-ce que doo ko kii waat. du ma ko kii waat daa nekkaat ci yoon bi. non na jëlaat ji gars yi bët de moo jaay la ñu bëre. doo ko mayaat waay non teel na loolu neexut gars yi sax. waaw waaye loolu gars yi soxla wuñ ko léegi. Kewel Jackson.
loolu même du combat Jackson am mais nañu war a Jackson dafa daan kii dafa daan Naaru Sokaas. moom da daan ku raw Naaru Sokaas man Naaru Sokaas boo ma doon topp daq maag moom fii ba Thiès dégg maa mën a jot. Naaru Sokaas bëri Lac Rose ak ñooñu. man de waaye yow. bëri Siteu. déggoo li ma la wax man ñi ma mbër yi mag yi ma bëreel na bari bu bëreek ñoom laay béy bëreewul ak Modou Lo. Aliou Mané kan ak kan la fi bëre ci mbër yu mag. mais Jackson def na ay preuve. non dama lay wax rek bul ma wax bul tax ma ne fi sax di wax ci loolu mais. bu fekkoon mbër mu mag boo bëreek moom dem sa yoon kon ba ma bëreek Aliou Mané ke laay béy kon xanaa ma dem jox ma Modou Lo wala keneen. te ba ma jëlee daanee laay béy dama tourné waat bëri si waat ak ndongolo encore. kon na defaat ay jéego ba ci kanam. kon booy daal non man daa yow ba wax booyab lan. laajuma ab booy de. teg suba sax wax la combat bu baax doo jël. non su ne nii kay gàddaay gi sax bàyyiwuma ko. da nga bëgg a gàddaay. ba léegi maa ngi ci de waaj mi bàyyeeguma ko de. Wouly 2 ñu ngi koy nuyu moom bu baax a baax moom namm nañ ko lool na ñëw nag bëre si nag Wouly 2. Wouly waaw war naa ñëw bëre si de. waaw bu doyalee rek ñëw xëy na fa mu ne de koo jekku rek toog ne ci jàmm mu ngi si jàmm sax. waaw heure bu xelam del si waatee mu ñëw bëre si. waaw parce que it moom itam combat bi moom xam naa ne fi mu ne nii. ñemewuma dégganteeg moom. ndax lan ndeysaan am na ci lu ko métti trop mais nag loolu la moog la ma an. billaahi chaque jour del ma doon woo téléphone ratatat xam nga sa waay warula daan bu doon mën a dul ma daan lu nekk mu koy wax. xam nga affaire yooyu yëpp ñu bëre waale ko mais dara. def nañ li ñu mën lépp yàlla ñu xañ. waaw. mais ba tey démb gis nañu yéen Bawol yi démb neex la woo leen de démb 3 mbër yëpp ñoo daanu. loolu la ma an rek. daa tombé rek. waaw. 3 wala 4 sax. est-ce que du 4. mais démb ba ñetti jëbu daanoo loo wax. ban sa xel lan nga wax ba ñetti. non man de mosuma jàpp ne damay daanu moom bu ñëpp da àdduna gépp daanu woon suur mënuma jàpp ne damay daanu. démb lan ngeen tasanteel. démb lan tasanteel. xam naa ne kay dañoo jóge liggéey bu baaxul dañuy ñëw mais dem moom doy na waar moom dem moom góor seetaan nañu trop. mënoon noo may benn rek. lu ñu rafetal ko bilaay mënoon na noo may benn rek mu xaw a rafet tuuti waaye 4-0 moom sa waay doy na waar mais sant yàlla rek doo gis yàlla moom lu mu def daa génn. bilaay. dañuy ñëw ci combat boo xamante ni ndax duñu wax ak yow te duñu wax Tapha Tine ak Boy Niang mu nekk combat boo xamante ni yéen da ngeen koy wàcc bu baax a baax. Tapha Tine Boy Niang mën nañu wax ni 4 jours moo ci des nan ngeen gisee combat boobu. combat la rek Tapha Tine moom. dañu koy ñaanal ndam rek parce que it combat la boo xamante ne nii bu baax la ci palmarès am quoi waaw parce que bu daanee booy bi it mën na koo yokkal lu ne waaw. pare na nag entraîné na def na li mu war a def ànd na ak mbokkam ak yëpp ñu ngi xaar dimanche daal di ñaan yàlla may ñu ndam am nañ ci yaakaar loolu waaw. nan nga gisee kii bi état physique am ñoom ñaar ndax ñi ngi naan Boy Niang poids bi mu wàññi dafa bëgg vivacité rapidité Tapha Tine tamit ba dem nañ ba sax gars yi di pronostiquer que ni Tapha Tine Boy Niang moo gën a bënn bëre looloo ci wax. bon bëre Boy Niang bu ko gënee bon bëre itam du ñu ëpp la doole xaw ma loolu nu muy def fa bëre bu bonee nga dajeeg guy goo xamante ne nii mënoo koo jaar fenn sa bon a bëre du feeñ. kon da nga jàpp ne Tapha Tine moo këpp doole. non Tapha Tine doomu ñay la kooku moom kenn du ko ñaanal rëy gudd fan rek doole moom deesu ko ñaanal moom kay da nga naan yàlla naan jàmm ak salaam waaw chaque jour muy nekk waaye moom doole moom bu ko kenn xalaat waaw. combat bi tey lan ngay xaar ci Tapha Tine en tant que frère ndax gis nañ ni yoonam buñ ne dafa échoué quoi duñ ko wax. ndax gis nañ tey fi mu àggoon ku bëreek ay Balla Gaye numéro 2 ak Lac de Guiers ñu bëri ne Ama Baldé bi mu bëreel moom moo xaw a kii carrière am moo xaw a wàcc tey yow en tant que frère lan nga koy conseiller ci Boy Niang parce que Ama Baldé guddi mu too nekkoon fa la Boy Niang nekk te ñoom ñaar ñoo bokk benn Pikine ba pare nekk ay xarit yow nan nga gi combat boobu en tant que frère lan nga koy conseiller. non Tapha Tine nag maanaam ñoo ay Balla Gaye nag gars yi nekk ci kaw yëpp foofu moom wàcc amu fa moom daanoo mën a am ñu joxaat la keneen waaye yéeg ak wàcc moom amu fa. Tapha Tine combat bi mu jël bu ci jógee itam day jëlaat keneen Balla Gaye moom mu ngi noonu jël Boy Niang kon wàcc amut foofu
ñoom xes na noo yéeg ñu ngi ca kaw dañuy xel di baagante diggante boobu waaw moom daal na déggal boppam bu suur ba respecté Boy Niang jàpp ko daan ko parce que entraîné na lu ko daan nag contact na lu ko daan na appliqué loolu bañ koo xaar muy kii ak yooyu waaw mu jàpp ko daan ko boo ëppee doole nit da ngay dox ci kawam jàpp ko daan ko bañ koo may falan wala dara waaw ñu ngi koy ñaanal ndam nag Tapha Tine wax dëgg yàlla combat bi moom ñu ngi ko ci ñaanal ndam bu baax a baax a baax a baax yéene nañu ko torop waaw. am na solo amaan mbégte contentement pour yéen ñuy suivre sur Kewel Info kon ni ma koy waxee rek ñun nekk luñ fi kenn Kewel nekk na koo xamante ne moom suñu nit la wallahi azim ku baax la nit ku baax koo xamante ne suma xarit la ndax tey bu ko neexoon su ma ne koo ñëwal rek daan ma noonu mais dama ne ko kaay rek mu ne ma ñëwal di ko ñaanal yàlla rek yàlla may ko réussite totale mu àggale carrière dama jàmm ci barke Seydina Mohamed ndax de mérité wul franchement entraîné nga bëre nga mais li ñu wax rek victoire moom soo ko waree am da nga koy am te li ko sama sëriñ di waxee rek Seydou Mouhamadou Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér yàlla aar ko sàmm ko li mu naan rek képp ku nekk rek bala ngaa dee di nga jot sa wërsëg. waaw ku sa wërsëg jeex rek mooy da ngaa faatu. kon nag dañuy jàpp ni loolu rek képp koo xamante ne yaa ngi yóotu dara bu dee sa wërsëg rek di nga si jot dañuy jàpp ni loolu du sa wërsëg te yeneen incha allah mi ngi ñëw mais en tout cas daal kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax a baax di la wax leen mooy sa kàddu gu mujj. waaw ñu ngi sunu kàddu gu mujj mooy di sant rek xam nga sama gaay yëpp ku ci mel ni ñoom Baye Isaay nii ay safali nii xam nga sama booy fi toog ñoom Kewel de ñoom Badagay As bu Kewel Marley xam nga ñoom Omar l'enfant noir Foti Kewel waaw Abu Jon xam nga ñoom Binta kër gi ma ngemboo dem Binta waaw sama jigéen bu baax a baax sax maa ngi koy sant bu baax billaahi aw ma feyam di sant waa Medina bi sant waa Bawol di sant ñi ma jàppale ci combat bi nag ñoom wuli de xam nga Basaka bu Ngoy Tapha Tine bu Kër Ndiaye Lo Moussa Gueye Mbaye ñooñu ñëpp jàpp nañ ci combat bi waa Kër Ndiaye Lo bi daal dama fa dem rek xam nga ñu bogal ma seen bopp ñoom ñëpp jàpp ci Mor Diouf sama grand frère Patar Sène waaw moom itam jàpp na ci daal xam nga bu man mënuma lim daal Cheikh Diouf xam nga Assane Daba sama jarbaat bi ne Espagne ñoom ñëpp jàpp nañ ci daal mais nag comme nii la ko yàlla dogale daal ñu ngi ñaan yàlla li ci kanam xam nga rafet lool ba ñu jële ci ay ndam kontaan ci parce que itam jàppale nit ba pare gayen xam nga te gisoo résultat yi dafa metti góor moom bu yëkkatee xaalisam jox la ko rek am na lu tax mu la koy jox mais ragalu la kon nag dañ leen di wax ne leen itam ñu ngi leen di masawu waaw di leen jéglu bu baax a baax di ngeen ñaan li ci kanam dàq di sant yëpp di sant sama yaay bu baax reefan ma ne maa ngi sant sama yaay bu baax mu ngi reefan xam naa moom itam boo ba léegi sax déggante woonu moom mais mooy loolu sama mère soxna si nag soxna san déggante ngeen Fatou yaa bëgg laaj ma soxna si waaw dégg tey waaw waaw woo naa ko de muy kii ma ne ko doo jël pérection doo jël dara yaa ngi ree muy ree naa affaire yi moom mooy loolu noonu la demee waaw kon amul pression amul pérection nee naa ko doo jël pérection xanaa mu ne man lu war a am lu kenn dëccee man dara waaw di ko sant nag bu baax a baax jàmbaar la quoi madame Kewel Boussa Diouf waaw yaa ngi joxe tur bi de non loolu da ciy dara waaw damay bañ gars yi rang jël ko mooy booy yow rang aw fan moom mu ngi dëkk ba sax newul fii waaw après kon day ñëw fan tool la nag du ñëw toppatoo man kay fi mu ne nii wala yaay dem est-ce que jar fi mu ne nii kay baal ma lelu rek comme kat moom nooyut kay baal ma lelu jarul toppatoo safal basé gi nii maa ngi koy sant bu baax l'enfant noir borom 5 victoires yi non 5 combats la am 4 victoires benn défaite gars yi dañu ko war a jox combat nag dañ ko war a jox combat kay champion la bilaahi mbay guy gi mu ngi fi waaw mu ngi fi moom mais xaw naa koo gëj a gis nag mais mu ñu ngi déggante ci WhatsApp bi waaw di sant ñoom sama gaay yëpp ñoom Boursi nag waa écrit Bawol bi yëpp gars yi doon jàpp ci contact yi ñoom Ngooñaal Fay xam nga Boursi numéro 2
Bawol sans frontière. Bawol sans frontière bi. mais Bour Sine nee na Bawol sans frontière amul. non man contact Bawol sans frontière man daal écrit Bawol bi jama gaay fa nekk maa ngi leen di sant. bokkoo ci Bawol sans frontière. carrière yi ñoom Safalin ak gars yi ma lim noonu yëpp maa ngi leen di sant. léegi Bawol sans sama frontière gars yi ne Kër Ndiaye loolu gars yi ma doon contactal foofu yëpp dama ñoom toog Cheikh sama Diagne xam nga sama coach si bi ne foofu Lamine waaw maa ngi leen di sant. Bawol sans frontière nag. Malaw Kalidou Malaw maa ngi koy sant. Bawol sans frontière. Bawol sans frontière bu amee man dama fee newul woon nag xam naa moo tax kii wu ma ko. bokkoo ci. non bokkuma ci. ah yéen ma yaakaar 100% Bawol yéen Bawol yëpp takku ni naanaa def benn Bawol sans frontière. ñun daal ñu ngi écrit Bawol moom wax dëgg fa yàlla ñu ngi fal wax dëgg di liggéey normal ay mbër yu am joma fa nekk ah. xanaa doo Bawol. mais bu Bawol laa kay. dañ laa contacté wul xanaa. contacté comme nan contacté aw ak man fan. dugal la ci Bawol sans frontière. non Bawol sans frontière bi kat xam nga bu ñu la contacté fu ñuy dem demuñu fenn di. ñun daal ñu ngi sunu écrit nekk faak sunuy booy teg ko ci yoon mooy loolu Bawol sans frontière nag man bu amee xëy na dama amul jot ak dem Bawol sans frontière wala leneen. ma ne xanaa boolewul ni groupe la. non bokkuma ci groupe bi de. waaw Bour Sine tamit nee na yëgu ko. Bour Sine kay ni mu ko ñàkk a yéege noonu laa ko ñàkk a yéege man mii. xaw ma ñana ko jiite sax. waaw. kon bokkoo ci. non bokkuma ci de. waaw. di ngeen dama kii mais dama koy laaj doomu de dégg ngeen Bawol bala ñu maa sot xam ñoom dañoo mën a sot dama koy laaj question la and kontaan naa ci yow. maa la gën a kontaan Fatima di santaat ñëpp daal. waaw di sant waa Medina bi yëpp. waaw képp ku ma jàppale ci combat bi ñi ma doon ñaanal ak ñi ma doon dégganteel WhatsApp ak ñi may ñaanal ak ñi may woo téléphone tout mënuma lim seeni tur. waaw manga sama jirabaat bu nekk di foncé manga moom it maa ngi koy sant. waaw nit ku baax la quoi. merci di sant ñëpp Ablaye Sarr Italie maa ngi koy sant. dimanche 19 décembre arène nationale gala de lutte bu mag ñu ànd ci ak Leewtoo production benn takkusaan fukki combat bu mag bi war a dox diggante Tapha Tine borom takk ci rib ak Boy Niang numéro 2 le Thiapathioli ñu toftal ci benn combat spécial Alioune Seye Junior mooy bëre ak Tidiane Faye le professeur de l'Ansar lamb ji nag du jàll en direct ci benn télévision par système pay-per-view ngeen koy mën a seetaan ci www.lambdiaspora.com nan ngeen di jëndee seen code yéen ñi nekk bitim réew système carte bancaire ngeen di jëndee code moo xam carte Visa la Mastercard wala beneen xeetu carte bu mu mënti doon ngeen topp tegtal yi ñu leen di jox. Boy Niang 2 Tapha Tine le 19 décembre 2021 fii ci arène nationale ak Leewtoo production.